asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ok ñu ngi leen di nuyu di leen ziara leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni welcome back to Mbel Mbel FM. comme ni ñu ko baaxoo di defee every Thursday ñu ngi fi ak yéen ci beneen numéro émission. dëgg lépp nag ci tolluwaay. ndax buñ nee Mbel Mbel FM rek ñu xamante leen ci waxtaan les thèmes yoo xamante maanaam ci tolluwaay lañ ci waxtaan lépp ci xel la. mun kaa cons ko bu baax. bu ko defee lu baax ñu téye. lu bon ñu santi. macha allah loolu lañ ko yàgg di defee toon noonu lay demee. kon nag di leen wax rek ngeen installé bu baax ku ci am café na góox. ku ci am ataaya na teg zëm. ku ci am leneen ak muy njar. di nuyu monsieur Souri na ko teg si wet bi xam nga. xam ne tey ñu ne yéen la incha allahu rabbi balaa boobu nag damay bàyyi sama consultant yi nga xam ne ñaawuñ benn yoon. doo seen i rouge naa rek seen i noir seen i marron. ñu présenté wu bu ko defee ñu mën a xuut ci émission bi. sa ñaar ma nuyu nañ la. asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi lay nuyu di leen jaajëfal lu baax a baax. di lay wax ne ñu ngi waat fii rek ci Mbel Mbel FM comme ni nga ko baax di ko defee chaque Thursday ak beneen thème ak beneen numéro soo balaa ñoo doxalee xam ngeen ni muy demee. nga ñu follow compte yi abonné fépp surtout like lépp xam nga. loolu ngeen ñu mën a jàppale ngeen jàpp ci combat bi rek ñu ñoqali ca kaw. macha allah am na solo ñu ñoqali ca kaw kon nag sëñ Habib. waaw aka borom New York. looy présenté voilà Habib aka El Capo. borom New York maa ngi leen di nuyu bu baax baax di leen sant di leen gërëm leen naan rek welcome back to Mbel Mbel ñëwaat nañu. incha allah mais waxoo leen bii baa foo nekkoon. non temps daam fu ma duggoon. daa tax jaww duñ ko doon. tax jaww da nga koy waxee ay Maodo assumer ko waaw wala. aywa moom instant yii nekkatoo moom di leen wax ni sëñ Habib rek moom xam naa ne moom macha allah moo ñu ko teg ci tey bi aas. moom mooy kilifa gi jamono ji moom moo yeew soxna fan yee passé. waaw macha allah di ko ñaanal sa yu jàmm ak salaam. macha allah njaboot gu ko ñaan yàlla may ko xolu muñ. njaboot gu barkeel. amiin xam naa ne gëj naa ñëw ñaan temps mais xam naa ne 3 mois rek nga commencé waat ñëw. méttiwul seen bees la dañuy dàq dañuy comprendre. sëñ Cheikh nuyu nañ la. waaw maa lay fay di ziar gars yi di leen wax ne welcome back to Mbel Mbel FM comme ni leen ko baaxee rek chaque Thursday rek di leen wax ne nañ ko taaxirlu waaw. ci taaxirlu boobu la ñuy ñoŋ naan tamit. wala lu gisoo loolu yëpp. loolu la. nañ ko jëri. ñu ñog si. côté yooyu la rek. surtout loolu. waaw kon nag gars yi kontaan naa ci yéen. yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax si seen disponibilité. parce que ku ne xam ne temps xam na. jot amul. mais lépp loo leen def rek à chaque fois da ngeen xëy wax rek su ma waxee rek ngeen dama jaawara ma ne naam ngeen dama. di ko bànn may naal si 100 000 francs nga delloo ma wéccet bi di ko bànn gars yi ñoo ko jar te lu ko jar moo ko jar te nee nañ la ki tax ngay tax boo dee góor nga toogal di tax naan ko yaa tax may tax. la tax bi tax du ko si ndox naan. pàccax. nice sa ñaar ma bay ma loolu. jëlal loolu du ma ko nangu. di leen jaajëfal bu baax yéen tamit téléspectateurs yi nga xam ne aussi tamit lu mu guddi da ngeen ñuy xaar. lu mu métti à chaque fois da ngeen di ñëw patienté ñu indil leen thème bi ñu waxtaanee ko di gis seen i commentaire sëñ Habib surtout loolu waaw di gis seen i commentaire aussi di leen jéggalu rek ndax commentaire yi sometimes doo ko mën tontu waaw dëgg mais ñu ngi koy gis dinañ ciy def ay récap yu baax tegal leen ko ci kaw incha allahu rabi li ma gën a neex mooy commentaire yu positif la exactly surtout loolu di leen yokk jom yu tontable exactly surtout loolu dañuy yokk jom di leen jaajëfal bu baax nag kon nag sëñ Cheikh bu ko defee ñu xuus émission bi de kon yoon la ana gars yi kon nag xaali leen yoon bi waaw ñu dugg ci émission bi bu baax a baax tey rek bi ñu war a waxtaanee gars yi thème bu am solo. amati si diapason bi. amati solo exactly ndax ñun thème yi ñu indi am solo. li tax ma ne thème bu amati solo la. dafa nekk ci diapason bi. dafa sonal ñu bari. muy man di yéen di ñi nga xam ne aussi tam ñoo ñu seetaan. ndax ku ne xam ne doomu aadama rek lay mën a doon. mënoo doon leneen lu doomu aadama. kon nag thème bu am solo la. ñu koy wax rapport bi am. entre la peur. et le stress. je me répète. dëggal loolu. ma répété ko. jëlal loolu. quel rapport existe. entre la peur. et le stress. maanaam sëñ Cheikh. loolu boo ko déggee mooy maanaam diggante ban relationship. moo am ci diggante tiitaange. ak stress. waaw nga stressé ak tiitaange. maam ñoom ñaar am nañ rapport mais ban rapport la. ba xam rapport bi différence la si ñoom ñaar. rapport bi ba xam lien de parenté lañ bokk mooy ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. wala baay lañ bokk ñu yaay. wala ça dépend ci kii yi quoi. rapport bi mu doon maanaam tey nag Mbel Mbel FM yéen la fi nekkal pour pàccal leen ko tegal leen ko si table bi génnee lépp li nga xam ne moo baax. li bon ñu sànni te xam naa ne bi incha allah boo leen taaxirloo rek déglu gars yi. di ngeen ci jëlee li leen neex incha allah.
je commence. kon gars yi. Ah oui, oui. sëñ Adama. doxalal. avant maa ñëw ci yow rek damay def juste benn synthèse si diggante ñoom ñaar. tey jii nii muy la peur. naam tiitaange. maam si sëñ Adama tiitaange dafa nekk loo xamante. dafay développé wu si doomu aadama. waaw. li ko provoqué nag bari na. li koy provoqué. waaw. parce que la peur moom doomu aadama moo bindoo noonu. c'est un être humain bi nga xam ne tey jii nii. dafa sensible de nature. Yes. dafa nekk être humain boo xam ne tey jii nii dafa émotif. maanaam. li ko émotion da ko yomb. kon nag kooku pour mu tiit day yomb ci moom aussi. tiitaange dafa nekk loo xam ne dafay dund si ñun. ku ci nekk day tiit. amul ku dul tiit. ci sa jàmbaar daawatu doole rek la ñuy wax. mais amul ku dul tiit ndax situation des fois nga day situation boo xam ne. exactly. da ngay daw di gërëm ñi nga xam ne aussi tamit ñoo daan gunge seen i bee. buñ daan dem ko ñuy lëndam buñ gungee booy bee bi ba pare rek tourné la ñaal loolu ci tiitaange la boo xam mais bee du ko musee. yaa ngi wax sa bopp de. ñu ngi leen di gërëm ñoom it xam ne ay jàmbaar fàttal ni. yaa ngi wax loo mënoon def. astafurlah. loo aayoon sax. macha allah rapport bi nga xam ne tey jii nii maam du ma ñëwagum ci rapport bi mais définition wu la peur. la peur si. tey jii nii si la peur mi nga xam ne tey jii nii tiitaange dafa nekk loo xamante comme ni ma ko wax léegi si doomu aadama lay développé wu. tiitaange maanaam mun na tey jii nii jugee ci loo xamante maam ay menaces la. dëgg it. waaw pàcc mën a jugee. voilà Yes. dëgg it. mun na jugee ci ay menaces. mun na jugee ci benn genre altercation bi ngeen am ci diggante benn doomu aadama. benn vite fait. exactly mun na jugee ci benn sëñ Cheikh. toog làqatu bàyyi ba may romb mu ne ma ma yuuxu tiit. mën na jugee sax si gént. exactly mu ngay génn ba jaag day naaw. da ngay yuuxu. kon nag tey jii nii. wala xaj na daa bàyyi boobu loo xamal nit ki wax ko. c'est pas la peine. maan woo quoi. ba léegi tiit la kenn du yéen war naa xamal voilà. tiitaange boobu sëñ Adama laa bëgg ñu ñëw ñu wax ci maanaam rapport bi nga xam ne maam du ma ñëwagum ci rapport sax mais la peur sëñ Adama la mooy la peur ci doomu Adama. comment se définit la peur chez un être humain. waaw ci de nekk na benn acte. mën naa ne acte sax. waaye boo xam ne naturellement lay ñëwee si doomu aadama. exactly. parce que bu nekkoon loo xam ne mën nañ ko contrôler. foofu noonu mën naa ne yu bëri mën nañ koo tenir quoi. exactly sure. mais da ngay gis koo xam ne bu tiitee. mais ay réaction am dafa garaaw. wallahi parce que dañuy boo tiitee lu ne mën nga koo def. dëgg. boo tiitee like mën nga tiit sa boo loo xam ne yow. waroo ko wax. waroo ko sax wax. loo xam ne like yow boo toogaa rek naan lii man maa ko wax. wala man maa ko def. xam nga après benn dafay nekk loo xam ne tamit. fekkoon mën nañ ko comme ni wax sànq comme fekkoon mën nañ ko contrôler. dëgg konoon tamit day neex quoi parce que dañuy boo tiitee like doo xalaat. doo xalaat te si kii yi muy ñëwee si situation yi muy ñëwee tamit moo kon. comme ni nga waxee sax xam nga yenn saa mën nga toog nii rek yow tiit si sa bopp. dëgg amit su fekkee dalañu dal. waaw yenn saa damay toog tiit si sama bopp. xam like yenn saa am na ay actes yoo xam ne dama koy def wala like am na loo xam ne like maa ngi koy def quoi sama diggante ak sama borom. damay toog quoi man tiit si sama bopp. dama naan lii nii bu sama borom su ma baalul quoi like est-ce que dina baax si man. incha allah bu yomal xiyaame. xam nga yenn saa tamit dafa baax yow nit ki. di ma dëggal doomu aadama nag dëgg laa. waaw am na saa day toog nga def ay interprétation si sa bopp. exact xam nga dëgg su ko defee tamit nga posé wu la question loo xam ne da lay tiital quoi. loo xam ne lii nii da lay posé ay question xam ne day yu bizarre la quoi. loo xam ne yow rek yaa xam mën a toll sa bopp. dëgg xam nga mais boo toogee comme like di def yenn yi xam nga like te pay your attention like in the future. xam nga da ngay kër rek di dem quoi. sure like sans autant nga xalaat sans autant yenn saa yi nga toog rek tiit sa bopp. right ci sa acte yi ci say wax ci say melokaan. like xam nga dafa baax quoi yenn saa yi like ñu du ma ne like ñuy tiit sax mais like comme ça buñ tiitee nañ xam ne lii lu naturel la quoi loo xam ne dafa ñëw like naturellement. so yenn saa yi nag faw nga like nga comme ça nga reculer. xam nga comme like yenn saa yi nga garder la foi. comme like bu amee benn jiitaa nga xam ne jaaxal na la carrément. like nga xam ne lii nii nekk loo xam ne yaa ko tey. mais like benn acte bu naturel la bu ñëw si yow. so faaw ka like nga xaw a like am benn contrôle sa bopp quoi. like bu la dalee like nga toog jéem a relax. xam ne nit kese nga. soo ko defee sa bopp rek like dina la génne si lu bari. xam nga toog nga ne man nit kese laa. léegi c'est normal ma tiit léegi mais nag soo tiitee xamal ne like lii nii.
yaa si mën a génne sa bopp keneen mënul si génne parce que boo tiitee li ñuy wax rek kenn mënu laa jàppale comme li ma daloon ba ma jàppale xam nga for exemple voilà mu ngi noonu xam nga foofu fekkoon gardé naa la foi kon mënoon naa sauver sama bopp mais xam nga boobu noonu like gars yi ñoo la comprendre quoi xam ne yow mi da ngaa tiit like ñu mën a kii quoi ñu mën a garder la foi ñoom tamit comme yow wala like comme que yow kii nga like am nga benn da nga perdre contrôle like ñoom ñu contrôler affaire yi naajement xam nga like sauver la quoi si situation yi mi nekk parce que yenn saa yi tamit day am ñoo xam ne dañuy tiit si dara yenn saa yi mu nekk ay question de menace du like lu si bëri internet bi lay xewee xam nga day tamit kooku day tiit nekk si jafe-jafe mais day dem toog ak koo xam ne ku mu wóolu la dëgg waxal ko tiitaange bi mu am like wala li muy jànkonteel mais day dem kooku noonu xeebal ko sure te xamul like tiit boobu noonu lan lay def si moom quoi parce que moom like tiit na te foofu mu ngi jéem a garder sang-froid xam nga like dem toog ak waxtaanam wala doomu ndeyam ko mën di doon ne ko man ne lii moom dal te tiital na ma torop dëgg su ma sañoon na nga jàppale mais kooku day toog après négliger situation bu nga ko tegal quoi léegi nag yow yaa dem ba benn situation bi gën a délicat léegi am ay actes yu si am nga ne pourtant defoon na ma lii pourtant waxoon na ma ne tiitaange bii kat wala li ko dandi kat fii la ko toolu quoi mais dama ko négliger woon soo kon fi mu ne mooy wane like def naa fa benn erreur quoi yé ma tax yee dafa baax ñuy pay attention bu baax a baax si li nga xam ne wala si ñi nga xam ne dañuy ñëw pour confier si ñoom like seen i tiitaange like même n'importe quoi lu mu mën a doon mais like surtout tiitaange bi moo si ëpp parce que bu dalee ni dëgg yow dootu am contrôle so faaw ko like yow nga rabaisser ko nga calmer ko ne ko lu mu métti dina baax so man daal like loolu laa gisee tiitaange quoi en général su ko rikabee dëgg loolu laa si ñog man macha allah sëñ Adama kontaan nañ si ñogmante bi mu ko ñogmante tuuti tëjal ko ku nekk mu jox leen sa part nga yóbbu parce que wax na lu am solo aussi tamit nee na saa yoo tiitee rek war nga am ko xamante like war na mën a dalal dëgg waaye balaa nit di la dalal nga dalal sa bopp mais est-ce que yomb na tamit nga tiit mën a dalal sa bopp parce que sometimes fi ngay tollu la adrénaline bi bu yéegee rek c'est fini des fois di nga tiit di wax loo xam ne doo xamoo foo ko jëlee parce que tiit moo demee noonu dalay indi benn situation boo xam ne dalay yóbbu ci benn level sës ba nga xam ne benn monde bu différence boo gëmul suñu borom rek mun nga def la loo war parce que tiit moom tiit la acte bu naturel la exactly kon nag sëñ Adama ñu ngi lay jaajëfal bu baax sa contribution kontaan nañ ci moom parce que man je pense que ni aussi ce sont deux notions ñaari notions yi nga xam ne du point de vue de la définition dafa différer diggante stress ak peur du point de vue définition différent la maanaam totalement différent sax bët boo xoolee am nañ benn rapport bi nga xam ne mooy rapportu benn lien waaw exactement ñoom ñaar dañoo am liaison bu dëgër benn caq moo ndox seen diggante chaîne la ndax ab tiitaange mooy indi stress boo tiitee moom nag stress force ndax li tax nga tiit mooy fa ngay nekk parce que stress boo ko gisee rek ay question mooy ñëw stress soo ko gisee rek dépression mi commencé ñëw sa bopp lan moo tax nga stressé la la tiital bi mën na jóge ci ay menaces parce que nit mën na la menacer ne la dama lay rey dama lay rey boobu noonu dox sa mind nga toog naan kii menacé na man daf may rey wax na dëgg mun na maa rey de léegi ci biir loolu yow yaa ngi toog di réaliser wu naan kii daf may rey boobu noonu maa mu lay commencer ronger parce que doomu aadama la rek des fois da ngay développer ay idées sa bopp yoo xam ne benn instant dalay sonal da ngay dem ba benn instant dalay jàpp da ngay sës exactly so kon man mun naa wax ni ñoom ñaar am nañ liaison te liaison bi nga xam ne tey jii nii direct lay doon ci ñoom ñaar parce que ku tiit rek di nga aboutir ci dépression ci astafurlah ci stress kon nag ñu gisee ko noonu parce que man dama jàpp leen man benn définition laa leen jox ñoom ñaar ma ne la peur mën nañ ko définir par loo xamante tey jii nii genre moom benn pion lay doon rek pour habitude ci stress baara buy doxal si exactly la peur si ni ma la ko mën a expliquer lu gaaw la peur déstabilise and le stress
daf lay emprisonner. yëpp da lay tëj. exactly Da lay tëj. la Doo ko peur xalaat. déstabilise. mais le stress da lay emprisonner. kon nag sëñ Habib waaw bu ñu waree waxtaan ci diggante liaison bi am ñoom ñaar muy stress and tiitaange peur. tiitaange peur yeah. tey jii maam ñëpp ndax nga gisee seen liaison ñoom ñaar anam. waa tiitaange ak like stress like la peur is just like a same thing man dama yaakaar ni benn la rek parce que boo tiitee da ngay like boo tiitee da ngay am stress parce que stress bi tiitaange bi ci stress bi lay jógee parce que da ngay commencer am stress da ngay dem waxtaan benn par exemple nga def li nga xamante ne waroo kaa def you know nga xam ne lii yaqin lii waroo kaa def après nag question yi foofu lay ñëw question yi ñëw nag mooy ñëw si bopp bi commencé bloquer sa bopp nga commencé am stress bi commencé di ngay doxantu di waxtu même dalay dal fu ne mun na la dal fi ngay liggéey mun na la dal école mun na la dal fi ngay dawalee you know ay question yi ñëw posé sa bopp quoi nga xam nga ni boo gisee question yi ñëw si sa bopp nga war a xam ne ni y a un problème parce que commencé nga tiit sure commencé nga tiit yaa ngi waxtu ngay stressé wala nga nekk feneen daal fi ngay sa bërëb liggéeykaay daal nit ñi mun nañ kaa xam mais à propos say manière mooy ni ngay doxee ni nga koy defee parce que nit ñi xam nañ la buñ la gisee ok da nga gis benn sëñ Youssou wala benn sëñ Seex wala benn sëñ Adama di la woo naan lan moo xew booy ma happen nga ne ko non dara rek maa ngi baax même sa waxin bi dara nii sax day xam ne yow da ngaa stressé ton bi quoi da nga ragal daa am lu xew looloo tax mu baax na nga am keneen ki ngay waxtaan quoi you know keneen ku siir ku wóor nga xamante ne kooku boo ko waxee da ngay dal quoi ça fait day commencer relax calmé wu di wàcce donc yaakaar naa doomu aadama ne dangaa soxla keneen sa life ngay waxtaan nga xamante ne dalay assuré you know ak yeneen problème yi nga am nga waxtaan ak moom pour ngeen mun a jokkoo quoi mu lay jàppale ci yenn yi parce que c'est vrai que parfois am na xam nga doomu aadama dañuy naan man mun naa def lépp bu ma amee problème mun naa ko gérer bu ma amee stress mun naa ko gérer ça c'est faux mun nga kaa wax noonu rek pour sa bopp mais jàmbaar nga quoi mun nga kaa wax doo ko wax ak laaw ba dangay wone loolu quoi parce que nit ñi dañ lay topp di lay naan lan moo xew what happened what's going on waxtaan ak ñun lan la mais dangay gis mu préféré bëru quoi mu préféré bëru loolu tamit bokk na li koy waral mooy trahison bu fekkee ni bëri na fenn nangul wax ay problème parce que daf ci jaaroon ba pare mu gis lu ko neexul léegi nag loolooy waral muy jël recul quoi du question du ko wax de mais da koy wax ba it's gonna be hardly day nekk keneen par exemple daa xaw a sori ci moom quoi benn gaayam wala benn cousine xaw ma sister xaw ma lan la quoi mais en tout cas stress baaxul ci doomu aadama dëgg loolu boo amee stress da ngay gis da ngay jeex loolu day jeexal doomu aadama right boo amee stress ak problème benn la boo amee problème tamit noonu la nit ñi duñ ko gaaw wax surtout ñun góor yàlla yi dañuy am ay problème mais duñ ko wax parce que boo demee wax ko keneen lan lay wax góor yàlla nga mu nga ko affronter looloo ñu sonal nag parce que ñun tamit góor yàlla yi dañoo soxla ñi nga xamante ne dañuy waxtaan ak ñun dañ lay delloo you know dañ lay delloo parce que parfois da ngay am ay stress yu bëree bëri da ngay nekk sa liggéeykaay ñu lay provoqué di yenn yi te yow buggoo riposte mais loolu da lay sonal day liggéey ci yow day indi stress ci yow day indi yeneen problème sa diggante ak nit ki mais après nag yow boo ñibbee nga act like everything is alright fekk everything is not alright sure yeah man loolu laa yaakaar macha allah loolu laa gis quoi jërëjëf sëñ Adama sëñ Habib sa développement am na solo aussi dëgg parce que teg na ko si temps moom parce que li mu développé ci peur ak stress gis naa ne génnee na liaison bi am seen ñoom ñaar ba dugg sax ci li nga xam ne tey jii nii mooy góor yàlla c'est sometimes day ak yomb ci góor yàlla nag stress parce que dañoo jàpp ne waaw ñoom parfois ñoom ñooy sonal seen bopp parce que ils se disent que ni ce sont des hommes forts. góor laa rek te force moom koo wax mu ne la noo man góor yàlla la maa war a mën a surmonter affaire bi ok so yaa mën a war a surmonter we know that but
sometimes da ngay am da nga am koo xamante muy sa benn ami boo xamante war nga am confier wu mais est-ce que tamit ki ngay confier wu tamit boo ñëwee exactement bon dina la show benn affection bi nga xam ne wala benn love bi nga xam ne tey jii nii maam support bi nga xam ne tey jii surtout loolu boo ko waxee rek dina la si mën a génnee that's a problem parce que boo nekkee ci yooyu da nga soxla attention keneen ki nga xamante ne day jox attention quoi day du question day ñëw toog rek nga wax ko mu ne waa day soxla attention quoi ku lay déglu bu baax ak empathie bi impact bi nga fii loolu te nit ki lay wax soxlaam mu xam ne ni ki may wax ak ni am na important ci right nga jox ko important nga jox ko benn valeur bi nga xamante ne nga xam ne nii kii waa ji nag yëg na ma parce que jël na temps toog na consolé na ma waxtaan ak man ba affaire yi oraay parce que am na ñi nga xamante ne da ngay dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom sax du question duñ la déglu de dañ lay déglu dañuy ñëw déglu mais li ngay wax yëpp day dugg fii génne fële dafa laaj benn attention quoi parce que nit ki moom ku ñëw man pour man nit bu ñëw dénk la dara c'est parce que tey dafa bëgg nga conseiller ko mais ay conseil positif aussi mënoo ñëw conseiller ko conseil boo xamante tamit bu demee day gën a lor wala bu demee day gën a stressé parce que sometimes nit da nga wax ak moom mu gën laa yokk stress wala gën laa yokk tiitaange exactly so kon nag parfois faudra que nga am benn homme de confiance bi nga xam ne tey war ngaa mën a waxtaan ak moom thank you sëñ Habib si kontaan naa bu baax a baax sëñ Cheikh ma jublu si yow voilà ci newoon ci débat bi nga xam ne moo newoon ci diggante tiitaange ak stress sëñ Habib wax na rapport bi am seen ñoom ñaar nee na rapport de liaison moo am si ñoom ñaar maanaam rapport bi nga xam ne benn link la si ñoom ñaar link bu dëgër la ñoom ñaar parce que lii mooy aboutir sur lii comme li ma yàgg di wax rek je l'avais dit tout à l'heure dama ciy delluwaat dama ne la peur moo nekk loo xamante tey la peur déstabilise and le stress paralyse maanaam nit ku tiit da ngay déstabiliser boo stressé nag da ngay paralyser dootoo mën a jóg sa lépp bañ na sa cër yëpp bañ na man noonu laa ko définir exactly noonu laa ko définir kon sëñ Cheikh tey jii nii sa définition maanaam tey jii nii sa perspective sa gis-gis si diggante ñaari notion yooyu lu mu doon yeah just like how you said I feel like they're very different though because stress is like something that comes naturally like I could just sit down and have stress about life and the difference between stress and let's say what is it problems or like something being scared basically is very different because if you're stressed it goes away no matter how long you are stressful it's just gonna go away when you're scared it just lives inside you because if somebody treat you or told you I'm gonna kill you or I'm gonna do this to you that's gonna stay within you so you're gonna have nightmares about it you're gonna feel some type of way about it and it's just gonna continue on but when it's a stress is just like it's a life thing it's a normal as being humans to stress about something because you can stress about problem family school work whatever the case may be and once that passes it just passes but I feel like there's a similarity in between because again when you're scared you do get stressed and when you do get stressed you get scared depending what the situation is when you're in a life or death situation you mixing both of them you're stressed but at the same time you're scared at the same time so there's no way to handle it so both are balanced depending what the situation is but being stressed I feel like you will control some emotions not all but you will control some emotions you won't be scared you know how to control that because like I said if it's something about money wise family wise school whatever you will know this time will pass when you're scared you're trying to fight for your life because you're trying to defend yourself and one mistake will cause your life so I feel like those are the differences between stress and being scared those are my two definitions mashallah but I feel like lu ma wax ni mooy like scared and between scared and problem I feel like you should have control on it it will help you maybe later a lot right when you stress I think you should have like a type of control that can make you go do what you want to do right now or even like for example say you're stressed or you have a problem you're out with your mind so you have to do something very crazy but on that moment if you don't have a self-control you will do everything and I feel like it's also is a part of this to have self-control
on that. Because it doesn't matter how much the problem is big, as long as you have self-control, you calm down, you know, you relax a little bit, just a little bit. You would I agree. It's hard. It's hard. Yeah, man. It's hard. It's not easy. I agree, but It's hard, but I think everyone should work on that self-control. Try hard. It's hard to work on It's hard to hold- self-control yeah. once you know you're in a life or death situation. Yeah. At that point, you're just fighting for your life to Sure. survive. Exactly. I mean, yeah. it gets to a point too. You cannot even. I mean, you might try to console yourself, but like, let's say it's like a like some death thing, right? Like, and you know that it's like it's something very serious. Like, you might try to console yourself, but like at the end of the day, like it will be like so over it. Like you cannot even do nothing about it. So at that point, I feel like it's whatever happens, just know it just happens. Cause you couldn't do shit. I mean, you couldn't do nothing about it. Morgan Yeah, shit. it's the same thing as like if your parents. Morgan shit. après nag boo Aywa. nekkaatee sa conscience après boo Voilà, nekkaatee boo sa ñëwaatee ça, conscience dina la cause ay problème I know. di ngay rëcc li nga xamante ne loolu moom waroo ko woon def quoi loolu mais xam nga- lii la quoi mais looloo tax contrôle bi baax ci quoi baax na trop like fight to have control nga contrôle sa bopp nga xamante ni yenn jafe-jafe yi même cas de like dama lay ku lay menacé dama lay rëy dama lay kii affaire yooyu quoi mun ngaa contrôler sa bopp ba génnee sa bopp ci loolu quoi xam nga ndax yaa ngi But comprendre if you know this Yeah. person killed multiple people, yeah You cannot control yourself on that xam nga loolu situation. xam nga loolu pare because again you're stressed, No. and you know he could do it. you can as long as you got that type of control you can But I'm because telling you can I win know- against him I like know, but when it comes to death, it's like if you're not controlling it, yeah, it's just not true. Because you talk about like death, and like he said, right? If you know he killed many people, and then he tells you that he gonna kill you, for sure, mom, they keep on force. Yeah. I mean, for like, they gonna jam control it, like jam when it come like go real, because man, deep down, mom. yeah I know honestly, xam naa loolu you're xam so naa loolu afraid. It gets to some situation you I mean, cannot. pour man, c'est l'homme qui a peur, sinon y a rien. Yeah. Ah wow. Doomu aadama rek mën a tiit de. And it gets So to, amul dara moom doo fee. What's that? Sëñ Cheikh, it waay. gets to a situation regardless of you're male or female. There's not some self-discipline that you could put yourself in to kind of get out of the situation. The only thing you could do is basically, like most people say, oh, men don't run. Go to daw. It really just depends on Am na the ñu fi gaaw de. situation. Jàmbaar daw laaw di doole. Déedéet, daa daw. am na ñu fi gaaw de Jàmbaar daw laaw di doole. am na situation yoo xam ne Yo, si- men don't run for what? yeah, I'm the situation Yeah, you're having to see. You gotta run to save your life. Sure, of course. Even if Run. Yeah. ñu ngi doon wax. Wow. You run to save your life then. Exactly. I think Because we have one. again, if you stay there to try to be Yeah, one. brave, Okay, bye. to try to be like the person, oh, I'm all this and all that, you get killed. What's the story behind it? Oh, he was trying to be brave. Where did he get him? He's dead. Now what? What's the point? I mean, like pour man. Au finish. Boo dee dañ lay yóbbu rek suuli. Kese na. mais waaw waaw Duñ fi nekk naan jàmbaar la woon daa xare ba dee. Jàmbaar la waaw. Hey. Lan la ñuy wax daa tey la life am. Loolu la ñuy jooy Fatou. Parce que ku yor jaasi moom nga ne da nga koy song. Pour man tey la sa life la. Yeah, gis that's sa the dee whole rek. point. Exactly. Da ngaa rep rek te ku repay taxawaalu di pour yooyu quoi. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne aussi tam ñoo fi nekkoon teewlu émission bi. metti woon na lenaw temps bi yàggoon na aussi tamit mais boobu ba léegi bàyyi wuñu ñu ngi toog ñu suivre ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jéggalu aussi tamit parce que temps la ñii war nañ nelaw yi ñu ñii am na leen ñu war a def ñu ko toog jàkkaarloo ñun suñ jëmuy xeebu yi ngeen toog ñuy wax jox leen ngeen ñuy wax diñ jox kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax aussi tamit ngeen abonné ci page yi Mbel Mbel FM on TikTok Instagram and YouTube ndax information bu mënti dégg ngeen mën kaa yëg à temps incha allahu rabbi di bàyyi sama consultant yi ñu tàggatoo bu ko defee ñu end live bi incha allahu rabbi sëñ Cheikh looy tàggatoo waaw di wax gars yi gërëm naa leen rek si toog bi ngeen toog daanaka wax nga lépp rek ku jël sa temps mu toog di ñu suivre heure bii nii te am nga loo war a def tamit loolu dañ la si gërëm rek parce que temps yombul quoi ak jamono ji ñuy toll mais di leen gërëm di leen wax ne rek ngeen
partager vidéo yi abonné tamit parce que loolu mooy jëmale kanam en fait di leen jox dig daje rek beneen Thursday rek inshallah rabi sëñ Habib waaw lu may tàggatoo mooy nañ mooy tëyand yi def li ñu mën digal li ñu mën balaa ñuy egg feneen rek ñuy sonnal kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen baal ak amen thank you very much sëñ Adama waaw su ko defee rek xam ni lañ ko faral di defee quoi li may Mbelme FM dañu teg suñu thème xam nga ñu waxtaanee ko soxla wuñ convaincre kenn dañuy pàcc-pàccal ku nekk jël si li nga moom xam nga ma loolu à propos tamit thème bu ñu doon wax like nii la quoi stress ak kii ak peur moom ñaar yooyu mën nañu ñoo ànd quoi like benn ñaari kii la rek mën naa ne ñaari ligne parallèle la quoi ñu ànd xam nga même ligne bi la quoi même alignement bi la su ko defee nag yéen nii ñu bañ ko teg suñu bopp quoi xam ne life kese la yow nit kese ngay doon quoi boo stressé wu like bul di nangu ñu lay stressé si yéen yoo xam ne like lii mën na ñàkk quoi xam mooy loolu su ko defee incha allah ñu def leen di tegee ba beneen Thursday incha allahu rabbi waaw incha allah ci loolu la ñuy tàggatoo ak téléspectateurs yi rek di leen wax kontaan nañ aussi tamit jox leen dig daje beneen Thursday incha allah ci beneen numéro émission incha allahu rabbi di gërëm tamit ma fi yaa cap sa feeling bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax